delloo njukkal buur géwal ngéwal gi couture fii ci Parcelles Assainies unité 15 sunu ñawkat tey Moussa Hamady moom université virtuelle bu Sénégal dafa yëngu waaye it moom day yëngu si wàllum COJER mooy ndaw yooyu nga xam ni ñu ngi bootu si parti APR Moussa di la nuyu di la dalal di la ziar. jërëjëf Tunkara maa ngi lay nuyu di nuyu mboolem ñi seetaan émission Sénégal ci kanam waxtu wi ñu toll ñu nekk ci biir réew mi ak biti réew mi yëpp di la jaajëfal ci invitation bi. macha allah di la jaajëfal si dikk bi yow tey COJER mi ngi dox. waaw COJER mu ngi dox. ni ngeen ko bëggee. waaw mu ngi dox ni ñu ko bëggee macha allah parce que COJER dafa am la COJER nationale d'abord mi nga xam ne ki ñu wax Moussa Sow moo ko jiite. liggéeyam kontaan ngeen si. département bu nekk mu am sa benn COJER. man ci sama wàllu bopp maa jiite COJER bi nekk département de Podor. Moussa Sow liggéeyam kontaan ngeen si. boobu waa doo man bon wax dëgg fa yàlla mënuma juger liggéey Moussa Sow. mais xam naa ni mu ngi liggéeyal jiitu réew mi. te di ci def lu mu mën yëpp. non non Moussa yaa ngi daw débat parce que yow nga nekk di jiite COJER départemental yow waroo mën a bañ a am appréciation ci COJER national. non sama appréciation mu ngi liggéey xam nga politique dafa métti c'est-à-dire que ku nekk fa nga nekk ni nga ko mënee noonu nga koy doxalee. tey xam naa ni Moussa Sow mu ngi defal président lëm mën ak dooleem yëpp. ànd ak xale yu Sénégal est-ce que liggéey bi ni muy demee yow. kontaan nga si. liggéey bi day des comme man ni li nga xam ne moom laa yoree ci au niveau du département de Podor day des mais xam naa ni moom. jàmbaaru président la te mu ngi liggéeyal président. te mu ngi ciy def yow lan nga jàpp ne tey moom moo des si liggéey bi. waaw xam nga tey ndaw yi du question liggéeyam sax moom c'est-à-dire que tey boo xoolee réew mi ndaw réew mi dafa am fu ñu toll ci président. te ñun bokk ci ñi nga xam ne ñoo njëkk gëm président de la république jàpp ci combat bi suñ demee ba toll fi ñu toll tey waroon naa gën a mën a seen loxo waroon na gën a mën a dugg ci maanaam gestion réew mi parce que tey APR am na ay xale yoo xam ne am nañu xam-xam mat nañ ko te ñu war leen a mais lu tax seen loxo duggul ci gestion waaw mu ngi ci mais des na quand même man je suis un exemple boo xam ne day wane ni maa ngi ci biir réew mi di liggéeyal président réew mi te mu teg ma foo xam ne peut-être que bariwul ndaw yu fa nekk mais je veux dire juste que des na encore parce que ñun dañuy continuer di demander parce que lu ñu mën a defal tamit dañ koy xeeb bëgg ñu dollil ñu mën a gën a mën a teg xale yi fi ñu war a mën a nekk ñu mën a doxal réew mi ànd ak ñoom di jàng ëllëg tamit bu ñu leen fi bàyyee fekk am na lu ñu xam ci wàllu yore réew. yow ci Podor foofu est-ce que Podor mi ngi dox. Podor waaw mu ngi dox macha allah quoi. en réalité waaw mu ngi kontaan ngeen fi mu toll nii si Podor jumtukaay yi fa nekk infrastructure yi ak liggéeyu xëyu ndaw ñi jàng ak jàngale bi école yi yooyu yëpp kontaan ngeen si. non xam nga débat bi buñ ko dee bëgg a apprécier ci kontaan nañ wala kontaanuñu rek dañ koy faussé xam nga ab réew boo ci nekkee nekk ndaw soo nee kontaan naa ci ni réew mi di doxee ci lépp. mooy maanaam tey amatul benn tolof amatul benn jafe-jafe boo am ci réew mi. boo ne kontaanuma it dafay mel ni da nga bëgg a wax ne dafa wuñ fi dara ça s'apprécie au cas par cas situation yi ñu nekk tey mën nañ jàpp ni que njiitu réew mi am na lu mu def ci Podor lu rëy loo xam ne ñun waa Podor dëkk Podor xam nañ ni effectivement jàppale nañu bu baax a baax a baax a baax. ci ban fànn par exemple. parce que boo xoolee tey ci wàllum transport président de la République fexe na ba désenclaver yenn gox yoo xam ne ñoo gënoon a sori ci réew mi ci wàllu pas dëkkuwaay sax mais ñàkk waaw Ila Mourfil gox la boo xam ne c'est la plus grande île du Sénégal boo xam ne tey même bu dul nawet sax pour nga génn foofu jafe-jafe bu tawee nag tu fais 48 heures xam nga tey bu président defee yoon woo xam ne da koy désenclaver yow xam nga ni président am na lu ma fa liggéey am na ay aménagement yoo xam ne tamit def nañ ko dans la vallée particulièrement dans le département de Podor bi tax tey nit ñi ñoo ngi bay di dundee seen mbay am na ay infrastructures yoo xam ne yu ci mel ni ay centre de santé ay poste de santé yoo xam ne tamit dañ ko tabax ci biir Podor. Podor am na hôpital. Podor am na hôpital dans le département il y a un hôpital à Ndioum. pour le compte du département Ndioum la hôpital bi nekk. waaw mais Ndioum c'est dans le département de Podor. je veux dire que dans le département amul hôpital Podor am na centre de santé. tey Podor warul woon dépasser centre de santé.
non soo xoolee tey réew mi boo koy natt ci côté boobu. am na tey ay régions yoo xam ne ñoo ngi doog a am hôpital régional. ñun bu ñu nekkee département ñu am hôpital ci biir département bi ñu am Podorville mu am centre de santé mu am beneen dëkk Pété bu am centre de santé mu am yeneen dëkk yu bëri yoo xam ne am nañu ay postes de santé mun nañu wax ne sur le plan des infrastructures sociaux de base que côté boobu am na tamit ay amélioration naam li ma la waxoon sànq rek mooy maanaam mënuñu wax ne on est satisfait mais au moins quand même il y a des efforts de la part de l'autorité qui font que aujourd'hui ñun ñëpp mën nañ jàpp maanaam daal gis ngeen ay jéego yoo xam ay jéego yu baax yu baax yu positif te bon buñ ko dollee mu gën. voilà parce que ñun suñu réew yi amaana yi ñu war a defar bari boo xam ne tey ku mënti ñëwit bon da ngay bay waar rek après nga jàll bàyyi keneen ñëw continuer waar mais sànq dama ko doon wax Moussa ne président waa Mauritanie dañ maa bind ne ma dañu bugg daal ma gërëmal leen président ndax pont wu Rosso bi ñu yàgg jooy depuis 1960 ñëw nañ ba président barki dem na teg xeer yu njëkk pour ñu liggéey ko ma ni président su fekkee pont wu Sénégal bi xam nga defar nañ ko diggante Gambie ak Sénégal su président defaatee tamit pont wu Rosso diggante Mauritanie ak Sénégal ñu yokk si pont wu Foundiougne yokk si Ila Touba loolu mooy wér na ni président moom bu fi jógee am na lu mu fi bàyyi loo xam ne du fi jógee ba faw xam nga loolu mooy président dafa am vision nit ñi dañuy coow rek mais coow li lu muy bëri le président Macky Sall tamit am na vision te mënuñ ko bañal loolu xam nga boo xoolee tey ñaari réew yi nga xam ne ñooñu sekk muy Gambie ak boo bëri nañu mais Gambie ak Mauritanie. président wax na ko ci ba muy def pose de la première pierre nee na ñun ak Mauritanie du histoire ak géographie rek moo ñu boole. dañ nekk ay mbokk. lu wér. te ab réew bu ngeen tolluwee foofu war ngeen mën a fexe ba nit ñi ñu mën a jëflante ci ay anam yu mucc ayib. mais ñun Moussa du ma la dagg. mais ñun ñi ñu wër ñëpp. ay mbokk lañu ak ñoom. effectivement tey ñun ak Gambien yi. pareil Mali pareil Guinée pareil ñun ñii man mii Tunkara sunuy maam Mali lañ jóge normalement donc gis nga xam nga réew yooyu tey dañu war a faciliter Guinée Bissau maa njaak yi Guinée Bissau la ñu ëppee Sénégal. effectivement te mënoo ne Sénégal mënoo ko wax te doo si boole njaago yi. voilà léegi nag réew yooyu dañu war a fexe ba ñun ñu mën a jëflante ak ñoom ci ay fànn yu mucc ayib maanaam créer ces conditions de mobilité bokk na ci nag ñu defar ay yoon. moo tax président daf ko teel a xam defar pont Sénégal bi tey mu ngi ci pont wu Sénégal ak Mauritanie donc loolu nekkul loo xamante ni mu ngi koy def ci biir mi mais mu ngi koy def fexe ba ñun ak suñu environnement immédiat mi nga xam ne réew yooyu ñooñu sëkk ñu mën a sëkk jotlante ak moom ni mu waree donc loolu c'est pour dire juste que président dafa am vision ci fan woo jël di nga gis mu ngi def ay jéego yoo xam ne incha allahu rabbi fii ak ay at nit ñi dinañ ko xam ak ki koy wuutu dina xam ne kii ku amoon vision la ku bëgg réew mi la te ku amoon foo xam ne teg na botam fu sore loolu tamit mooy jiitu réew parce que yooyu moom boo ko xoolee boo ko jëlee nga boole ko xam nga léeg-léeg am na xam-xam boo xam ne boo si dox xam-xamu boole la quoi da ngay jël benn point day nekk fii nga xëcc ko si beneen point xëcc si beneen point après yooyu nag nga boole ko xool lan lay joxe tey boo jëlee pont wu Sénégal bi nga xëcc ko ak Ila Touba nga xëccaat ko ak pont wu Rosso bi nga xëccaat ko ak pont wu Foundiougne bi da ngay gis ni que maanaam Sénégal si wàllu dem ak a ñëw loolu da koy gën a yombal daf ko amélioré ñun ñi nekkoon ay Amérique xam njëriñu tali bu baax tey nit day jógee maanaam fu toll ni Kaolack di liggéey si Ndakaaru bés bu nekk dem ak a ñëw xëy suba liggéey wàccaat demaat loolu li ko waral mooy ay tali yu baax. effectivement tey ay Ila Touba yi dinañ toll foo xam ne ñun Sénégal njariñ loolu la ñuy amal day am ku xam ni fu sori lay jógee di ñëw di liggéey di dem ak a ñëw man am na pour bàyyi la nga yeggali dund naa dara xëy naa fii dem Touba dox li may dox dellu siwaat Ndakaaru jullee fi tisbaar xam nga loolu moom ay jamono xalaatoo ko woon. man loolu dund naa ko. léegi nag ci su président lu muy nekk di doxal nii buñ ci yàlla maye yóbbee incha allahu rabbi dinañ dem ba nit
dina dëkk en dehors de Dakar di xëyee Dakar di wàcc di ñibbi këram comme niñ koy gisee ci réew tugal yi. loolu nag mooy maanaam vraiment am vision. te loolu soo ko xoolee sax ñu ngi koy jëlee encore ci PSE bi xam nga mooy li ma la wax rek c'est-à-dire que nit ñi dañuy bëri wax ci di coow lu bëree bëri mais bu ñu xoolee am na vraiment une structuration de sa vision par rapport ak lu mu bëgg def ci réew mi par rapport ak lu mu yéene réew mi. donc moo tax it dañuy sant yàlla ci am président bu mel ni moom te di ko ñaax it mu gën a góorgóorlu rek. da nga wax tamit lu am solo sans Moussa mooy àdduna moom kenn mënul matale lépp. da ngay jéem président même bu amoon 1000 mandats day def li mu mën def rek. après dem effectivement bu la fi élection jëlewul sax dee jëlee la fi. léegi nag yow nga nekk njiit maanaam dafa war a jariñ yow ban way nga fi nar a bàyyi. lan ngay bàyyi sa ginnaaw loo xam bu ñu ñëwee ne par exemple président Abdou Diouf dañuy moom de nekk na fi ñaar fukki at waaye daal université Gaston Berger ak pont Sénégal 92 dañ ko xamal loolu la ngay wax. waaw leneen lan nga mën a wax xamuloo. mais tey président Macky Sall fii léegi 50 ans dañuy pont wu Rosso bi. pont Sénégal pont Foundiougne bi autoroute Ila Touba terre bi xam nga autoroute Dakar Mbour Kaolack. ak ay université ak ay yu mel noonu yu bëree bëri yoo xam ne mu ngi koy tabax ci réew mi. jiite nag dafa war a jëriñ loolu. waaw nga bàyyi fi loo xam ne tey keneen bu ñëwee yow li nga def moom mu ñëw yokk ko. parce que kenn mënul matal lépp. Moussa tey wàllum politique bi dañu xaw a tiit yow est-ce que candidat nga ci maire yi. waaw man duma candidat mais dafa am ku may àndal. kan la ñun ñoo bokk mu ngi tudd Seybatou Aw suñu commune mu ngi tudd Walalde. c'est dans le département de Podor. bokk ci 22 communes yi nga xam ne ñoo bokk département de Podor. léegi tey ñu bëri dañu tiit. ni que élection mi ngi ñëw léegi rek xale bi fi toogoon Pape Moussa Ndiaye di ko delloo njukkal jóge fële ca Sédhiou ñoom dañu ne dañuy dox pour jàmm am élection yi bañ a dem ci violence tey bu ñu demee ba ñun bu élection amee ñu tiit loolu Moussa ban jàngat lañ ci war a def. waaw man jàngat bi ma ci am mooy ci ñaari fànn la benn bi mooy ñiy wax. ñi yàlla jagleel tey ñu mën a wax ak toog ci bërëbu waxukaay yi. nañ di wax lu baax di moytu di wax joo xam ne day yee fitna parce que defe naa tey réew mi y a beaucoup de moyens de communication yoo xam ne kenn ku nekk mën ngaa toog fa nga nekk di wax. te nañu xam ne bu weesoo politique bi réew mi ñun ñoo ko bokk te vraiment kii yee fitna xamoo fu muy mujjee. parce que mën nga ànd ak fitna bi tamit. mais Moussa man fi may njëkk a waxee nag mooy ñun lu tax ñu dem ba tollu niveau boobu. waaw xam nga mooy li ma la wax c'est-à-dire waxkat yi ak amplification bi xam nga tey. lu bari dina fi xew tamit ñu yóbbu ko foo xam ne yëggu fa sax ci wax mais naka jekk politique boo xoolee ci ak violence la àndal. waaw politique moom surtout Sénégal soo xoolee histoire ñun ay ndaw lañu mais boo xoolee histoire politique Sénégal buñ lay wax yenn actes yi di nga xam ne. y a beaucoup plus de violence. par rapport ak situation bi ñu nekk nii moo tax ma ne la ñiy wax. ñoo koy yóbbu fa mu yeggut. et puis léegi xam nga rajo yi télé yi réseaux sociaux yi c'est-à-dire que benn détail bu ndaw mooy am benn ñaari nit ñett ñooy taal fi benn podo ñu def ko benn histoire boo xam ne alors que li gën a garaaw loolu amoon na fi c'est vrai que on n'est pas en train de minimiser li nekk di xew mais na nit ñi tamit di moytu di amplifier yoo xam ne amul solo amul askan wi benn njëriñ waaw loolu amul voilà bi ci des nag tamit nit ñi ñu xam ne lii ab élection la rek dañ koy romb nekkaat fi ñu nekkoon. kii gagné man en tant que jullit jàpp naa ne yàlla dogal na ko bu yàgg. mais nit nag da nga war a gëm yàlla xam ne da nga war a sabablu mais yem ci loolu. est-ce que ñun Moussa suñu ngëm yàlla ñun yegg na foofu. waaw mais nit ku nekk war ngaa mën a xam ne ñun gëmatuñu ne yàlla moom moo fal kii ñun gëmatuñ ko. waaw loolu dañ ko war a gëm nag xam nga lépp ci ngëm-ngëm la c'est-à-dire ñun suñu delloowee suñu bopp ci yàlla rek dinañ xam ne tey ak lu coow li di bëri. munoo gagné te fekk yàlla dogalu ko woon ci yow. donc boo xamee loolu it mën ngaa waslu ak mën ngaa def lépp li nga war a def mais war nga tamit yemale bañ a franchir ce que l'on appelle la ligne rouge. parce que tamit ëllëg day lu mat a sóoraale la te lii bu jeexee ñun ñooy nekkaat suñu biir. ala kulli xaal ñu nekkaat suñu biir. mais est-ce que yéen en tant que ay politique tey seen biir loolu di ngeen koy waxtaanee est-ce que di ngeen waxtaan ak seen ay ñi nekk ci opposition bi ngeen toog am seen lël nekk bon dëkk par exemple Podor nit ñi ay mbokk lañ. tey boo rayee kii soo moytu di nga dem jaale ko. tey est-ce que di ngeen waxtaan effectivement non dañ koy waxtaanee chaque fois bu ñu organiser activité dinañ ci wax loo xamante ni dina gën a yee nit ñi pour ñu di moytu fitna dinañ ci wax loo xamante ni tamit dina tax nit ñi gën a delloo ci seen bopp
gën a dal gën a defal seen bopp parce que ak li mënta am rek li ma la wax c'est-à-dire que élection bi buñ ci xeexee ak buñ ci xeexul kii gagné am na ba pare ensuite ñun ñooy nekkaat quels que soient les résultats c'est nous dans c'est-à-dire ñi bokk benn commune di xëccoo ñoom ñëpp ci benn commune bi ay mbokk lañu ay mbokk lañu mënuñ bañ a nekk ay mbokk parce que une commune c'est une entité géographique boo xamante ni yéen a bokk benn territoire géographique donc cela veut dire que même bu ngeen nekkul ay mbokk am ngeen ay affinité yu war a tax ngeen moytante te boo xoolee sax liste yi da ngay gis benn kër goo xam ne ñaari nit yu bokk ndey ak baay kenn ki nekk fii kenn nekk fële donc loolu su ngeen indee fitna da ngeen di créer loo xamante ni dislocation familiale lay doon après parce que da ngeen di laal ba ci famille yi donc loolu nag nit ñi ñoo war a xam ne ñun ay mbokk lañu mënuñu tàqaliku dañu war di ànd mais lii politique la kenn ku nekk war ngaa mën a def sa choix mais nga respecter choix keneen kii te bañ vraiment yegg ci niveau yoo xam ne day indi violence boo xam ne ëllëg dina mën a yàq ci seen gox loo xamante ni Moussa man dama ànd ak yow si benn kàddu boo wax léegi quoi muy affaire u respect bi man dama foog ni ñun Sénégal dañu toll foo xam ne léegi respect bi ñu am suñu diggante moom moo wàcc bu baax ñun parce que booy dégg yenn kàddu yi yenn saaga yi maanaam loolu ku respecté sa bopp déjà doo waxee noonu ba pare boo respecté keneen même su wàccee yoon am na nooy wax ak moom si respect si teggin si yar ba mbir mi gën a yëwan bu yàqoo bon ñëpp la yàqu la te amul kenn tey koo xam ne mën na toog këram rek ne affaire bi yàqu na fa le man du yàq si man Moussa tey booy tënk wax ji lan ngay jeexle waaw xam nga su may tënk ci respect bi rek laay ñëwaat c'est-à-dire que il ne faut pas que mu am ñoo xamante ni dañ jàpp ne ils ont le monopole de la vérité bëgg a imposer seen choix ñeneen ñi xam nga violence mu ngi tàmbalee ci man ma def sama choix boo xam ne dafa wuute ak sa choix nga bëgg ma cee saaga alors que yow dafa am li la mat li la doy ba nga mën a def sa choix da nga maa war a mën a bàyyi man tamit ma defal sama bopp sama choix mooy respect bi mais quand je fais mon choix et que le choix là ça ne t'arrange pas rek da nga may saaga c'est-à-dire que tey boo quitté le parti au pouvoir tu es un ange tu es un saint tu es un tout tu es bien mais quand tu quittes l'opposition pour revenir ça tu es vraiment le plus mauvais au monde alors pourquoi c'est-à-dire c'est des choix donc nit ñi nañu bàyyi nit ñi ak seeni liberté de choix ku nekk respecté wu choix wu keneen kii munoo tey nekk ku bon parce que da nga nekk fii soo génnee nga nekkaat ku baax munoo nekk fële nekk ku baax boo duggaatee fii rek nekkaat ku bon xam nga loolu day indi violence parce que koo fi waxal tamit am na ay mbokk am na ay xarit am na ay àndandoo donc nañu moytu di wax moo tax ma ne la les médias là mooy tout ce qu'on a comme support de communication ne nit ñi moytu toog sa biir kër wala ñu tàllal la micro rek nga commencé dem loolu tamit day yàq réew delloo njukkal Moussa Hamady vraiment moom xale la di yëngu si wàllum politique mais gis nga wax na fi wax ak vraiment dal tekk teey wax ju tegginu surtout ñu dellu si waat si ni que dañu war a wegante ñun Sénégal élection rek warul tax tey nga saaga kii tam kii dëmm loolu yëpp pour falu wala sa nit rek falu wax na ko falu moom am na sabab booy def mais suñu borom tamit moom tuutil mulka man tasha moom ku mu falul yow doo mën a falu te bu suñu borom falee kenn tamit ñu nangu ne moom la fal dañ ko war a sax jàppale parce que su fekkee yow gox bi moo la yitteel wala réew mi moo la yitteel mais ku ñu mënti fal war nañ ko mën a jàppale ñu liggéey pour réew mi parce que bu ñu liggéeyul réew mi moom du mën a suqaliku man du ma suqaliku samay doom samay sët du ñu mën a suqaliku te liggéey moom àndul ak galgalante saagante pàddante liggéey dafa ànd si ak nit ñi am dal nit ñi am yar am teggin pour mën a jëm ca kanam mot de la fin. waaw di la jaajëfal di jaajëfal suñu xarit yi nga xam ne ñoo tax tey ñu ñëw fii toog fii ku ci mel ni Matar di jaajëfal ñëpp ñu doon déglu di leen baalu ak aussi. mun na am wax nañ fi loo xamante ni. non yow lu yaru lu teggi ne te yiw rek nga fi wax. delloo njukkal Moussa Hamady delloo njukkal sunu ñëwkat moom mooy El Hadj Bour Géwël Jabaay Ngéwël gi couture fii ci Parcelles Assainies unité 15 tey Laye Sarr moo nekkoon ci réalisation Pape Maye moom moo nekkoon ci régie bi moom moo gisee ak Libaas ñoom la ñu àndaloon tey ci caméra yi tey. sunu ay téléspectateurs yéen ñi nekk ci àdduna bi yëpp di ñu bàyyi xel amuñu seen fay ñu ngi leen waa Podor yëpp di leen ñaanal jàmm xéwal ndimbal ak yërmande di daje ñëpp soobee yàlla jàmm ak jàmm. Cuando
le patronage de son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, et de la Première Dame Madame Marième Sall, sous l'égide du ministre de l'Intérieur Monsieur Antoine Félix Diome, et sous la présidence de Monsieur Hamidou Mbow, président du conseil de surveillance de l'ASP, et sous le parrainage de Monsieur Biram Faye, directeur général de l'ASP, l'Amicale nationale des femmes de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité ANAF. ASP organise un grand dîner de gala animé par l'artiste de renom Pape Diouf, le leader de la génération consciente, et son orchestre, ce vendredi 3 décembre à partir de 20h au Radisson